waaw tey bés la boo xamante ni adduna bi yëpp dañ koo jagleel environnement muy bés boo xamante ni wax dëgg yàlla tey boo wëree Sénégal et partout dans le monde tey kenn ku ci nekk yaa ngi koy màggal ci ni nga ko sentiree am na ci nag noo xamante ni yëguñu sax li xew donc moo waral tey en tant que organisation ñuy yëngu fii ci biir toolu kër bi donc ñu profité donc comme thème bi dafa ñu écosystème donc te yaakaar naa ni écosystème ku koy wër boo ñëwee ba fii yaakaar naa ni di nga gis ne li ñuy wax restauration des écosystèmes donc am na fii donc loolu moo waral daal vraiment ñuy màggal bés bi. waaw bés bi nag doon na bés boo xamante ni wax dëgg yàlla liñ ko jëmmalee bokk na ci jëmbat garab bokk na ci tamit waxtaan woo xamante ni li waral solay bis bi ñu waxtaane ko. non seulement jëmbat garab bi parce que bu ñu nee écosystème mooy li nga xamante ni da nga fekk mu ay nit di ci dund mais ci biir nit ñooñu di dund tey soo xoolee tey barab bii ñu nekk tey jii am na ndox ay tool a ngi feek lépp mais ñun am na fi loo xamante ni tey ñi ngi dund te ñun suñu bët tegewut ci ñoom tey boo xoolee picc yi nekk ci ndox mi tey jii li leen bàyyi ci ndox mi c'est parce que gis nañ salaatu bi nekk ci biir donc ndox mi ni mu mel moo waral mu mën a am salade mais salade bi ni mu mel moo waral tamit ay genre nen di ci juddu muy jur ay jën muy dem bi jur ay mbottu mu dem ba tey picc yi di mën a jóge fu nekk di mën a ñëw di assister fii donc loolu tey jii permettre na ni tey jii dëkkuwaay yi maanaam nit ki fépp fu mu dëkk rek war naa mën a fexe ba sàmmook àqam ak yelleefam ba li nga xamante ni moom moo koy jox ngelaw lu baax li muy noyyi li koy jox xet gu neex gi muy nooy mu war koo mën a toppatoo ndax toppatoo googu moom mooy waral mu mën a am écosystème bu baax parce que benn bu ci équilibré rek mu yàq moroomam bu fekkente ni ñun ñu dëkk dañoo jàppee fii tuurukaayu mbalit donc fii njëriñ ba mu waroon a am dootu ko am donc bu ñu ko jàppee toppatoo ko nag ba mu rafet yaakaar naa ni njëriñ ba mu waroon a am non seulement du liy dund ci biir ndox mi lay jëriñ wala liy dund ci biir suuf si waaye ñun doomu aadama yi nga xamante ni sax dañ fay nekk di fi tàggatu wala ñu fi féexlu si yaakaar naa ni ci ñun lay gën a taw féex. waaw innovation yi ñu ci indi nag weesuwul lu dul vraiment am ci lu ñu xaw a naqari tuuti parce que jàpp nañ ne tey jii bu ñuy wax restauration des écosystèmes y a combien d'organisations actuellement yoo xamante ni ñi ngi ci Sénégal tey mais tey organisation boo ci dem bu dul partenaires yi koy jàppale amul loo xamante ni war na koo mën a def kon dañu toll ci niveau boo xamante ni tey vraiment kaddu la goo xamante ni dañ koy dénk sunu ministère de tutelle muy le ministre de l'environnement monsieur Abdou Karim Sall parce que tey fi ñu toll li ñu Covid bi wan yaakaar naa ni tey waroon nañoo profité am benn programme boo xamante ni dina permettre tey bépp ndaw wala bépp organisation bu nekk ci biir banlieue bi wala foo mën a nekk ci Sénégal tey jii nga mën a wane sa bopp tey boo xoolee li gën a baax ci réew mi tey jii organisation yi ñoom ñoo ko fi def place publique yi ngay gis mu gën a rafet ba nit ñi mën cee dem organisation yi ñoo ko fi def xaaruñu kenn mais ñooñu tey jii lu teree tey jii ñu mën a vraiment jox leen loxo approché leen état mënul fay ku nekk mais tey jii bu lënkaloog organisation yooyu dina yombal liggéeyam ci lu baree bari donc loolu bokk na ci li nga xamante ni wax dëgg yàlla mbir la muy sooxel mbirum environnement te yaakaar naa ni dañu toll ci jamono joo xamante ni environnement dañ ko war a fonk ndax bu ñuy dund mbaa ñuy noyyi gu baax donc environnement bi moom moo ko wax parce que dafa recevoir tellement de pollution ba nga xamante ni war nañ ci jàngat lu bari pour war a mën a delloo ci environnement bi fi mu nekkoon mais pour loolu mën a am tey jii vraiment tey mooy sunu kilifa yi ñu dellu si xam ne tey jii bu dul woon organisation yi li ñuy dox di dem li ñuy def yaakaar naa ni Sénégal dana xaw a métti trop parce que li ñu war a am lépp am nañ ko ressources naturelles yi yëpp daje nañ fi mais nag li ci des mooy fexe ba ministère de l'environnement lënkaloog organisation yi tey jii xam exactement ñaata organisation ñoo fi nekk yu yëngu ci wàllum développement durable ñu mën leen a accompagner parce que création d'emploi weesuwul loolu li yëngu ci environnement rek mën nañoo yor Sénégal mais nag bu fekkente ni kenn ku ci nekk boo nekk fa nga nekk yow yaay def say moyen bopp ak partenaires yi lay jàppale donc problème day daal di juddu parce que tey gis ngeen bis bi tey bu dul woon suñu partenaire Sonatel tey yaakaar naa ni lu bari dana sooxe parce que gis nga ko moo ñu jox ay t-shirt jox ñu lépp li nga xamante ni maanaam jëm na ci bés pour ñu war koo mën a jëmmal
xëy na ñoom teewuñu fi mais tey amoon na ay seeni ndaw yoo xamante ni teew nañ fi wax dëgg yàlla pour mën ñoo jàppale ci bés bi. waaw man nag kàddu yi may yëkkati jëmale ko ci askan wi mooy kenn ku ci nekk rek maanaam boo nooyee nooyi gu neex am ngelaw lu neex li ngay nooyi nga di ko yëg wax dëgg yàlla war ngaa delloo njukkal environnement bi. delloo njukkal environnement bi nag weesuwul nga jël sa benn téeméer dem jënd ko garab ñëw xool fi nga ko bëgg a jëmbat nga dem jëmbat ko fa. ndax bu ñu saxoo loolu kenn ku ci nekk ci askan wi jënd benn garab dem jëmbat ko wala nga jël benn garab dem ca école ba nga doon jàngee wala ca jàkka ja ngay jullee nga dem def ko kenn ku ci nekk bu defee noonu yaakaar naa ni d'ici quelques années yaakaar naa ni Sénégal donc dana doon ci réew yi nga xamante ni réew yi gën a mucc ayib la. mais waxuñu tamit kenn ku ci nekk ci garab ba ngay jëmbat nga jël n'importe quel garab rek jëmbat ko parce que dañu toll foo xamante ni tey war nañu gis nga li ñu jëmbat ci mbedd mi yëpp ay garabu fruitier la. pour wane ne tey jii ndaw ñi ci seen bopp xale yi war nañu mën a di màgg di fo ci mbedd mi di gis garabu fruit di sax ci mbedd mi comme bu njëkk ñi ko maam yi daan defee ñun ñu am sens yu doon ko fekkee tey loolu tey jii xale yu bëri amuñu sens boobu moo waral ay garabu fruitier rek la ñu jëmbat ci mbedd mi. donc loolu bokk na ci li nga xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi nekk ci biir réew mi wala ngay yeewoo ci biir réew mi mbaa ngay doomu réew mi lu mu néew sa giirug dund. au moins war ngaa mën a jëmbat benn garab mais na doon garab boo xamante ni garab buy am njëriñ pour askan wi la pas garab boo xamante ni day màgg rek di dem te amul askan wi benn njëriñ. waaw alhamdulilah projet toolu kër moom macha allah ndax jàmbaar yaa ngi ciy bay seen waar bu baax a baax gis ngeen fi ñu débuté woon ak tey fi ñu toll kon yaakaar naa ni tey gis nga ni toolu kër mi ngi avancé te yaakaar naa ni li nekk ci toolu kër ci Sénégal yëpp tey boo ci dem. boo ñëwee ci sunu tool bi di nga xam ne fii ay jàmbaar a ngi fi ay gaynde ngi fi yoo xamante ni wax dëgg yàlla mention spéciale pour ñoom parce que budul woon ñoom tey jii lu bari dina sooxe mais tey alhamdulilah ñoom gëm nañ ne tey jii xaaruñu kenn te dootuñu xaar kenn te fi mu nekk nii ku leen puus ñu dem ku leen puusut ñu dem waaw namu ca yabu ca nag kuñ ci bëmax ñu jël waaw fi mu nekk nii li ñuy def ñu ngi koy def ñu ngi doxal normalement donc alhamdulilah ñi ngi sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci toolu kër bi yëpp parce que seen taxawaay mention spéciale daal vraiment kenn ku ci nekk rek yaa ngi bay sa waar non seulement li ngay bay sa waar mais élèves yi ñuy recevoir fii rek ñuy ñëw fii donc tax na kenn ku ci nekk gën a góorgóorlu tey dañuy recevoir ay élèves dañuy recevoir ay organisation yoo xamante ni dañuy ñëw fii di def si formation boo xoolee tey li wër bassin bi maanaam ñi fi nekk ñëpp fii lañ leen formé donc loolu tey njëriñ la boo xamante ni toolu kër bi mi ngi koy commencé di indi ci biir géejawaay te mi ngi commencé tamit di génn biir géejawaay di def ay performance am ci biti parce que ndaw ñi fi nekk tey kenn ku ci nekk tey koo ci jël yóbbu ko benn nit boo ko fi jëlee yóbbu ko mu defaral la toolu kër kon yaakaar naa ni opportunité la pour sunu kilifa yi nga xamante ni ñu ngi ci biir gox bi rawatina nag sunu autorités locales yi muy le maire de la ville kenn ku ci nekk mais lu mel ni war naa mën a am ci sa gox ay yu baree bari te li koy defar nag du dara lu dul un peu de moyen ak espace ñu defar ko tey ndaw ñi bëgg nañu mais dañoo gisul ku leen jàppale wala ku leen wax fu yoon wi ne mais nag fii ci biir toolu kër Géejawaay képp ku fi teg sa tànk non seulement dinañ la xamal mais dinañ la wan fu yoon wi nekk fëggal la bunt yi mu ubbi nga dugg nga jàll donc loolu daal moom la ñuy ñaan moom la ñuy souhaiter vraiment sunu kilifa yi bàyyi xel bu baax a baax ci ndaw ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci environnement bi niñ leen abandonné vraiment ñaaw na trop nañ delloo si sunu xel ñu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñuy wax changement climatique concerné wul seulement le président de la République et le ministère de l'environnement mais ñëpp la concerné kon war nañu fexe nu ñuy lënkaloo ba nga xamante ni xale yi nga xamante ni gis ngeen leen tey ci reboisement bi daanaka ñoom ñoo ci ëpp tey kenn ku ci nekk rek yëg-yëg bi muy am tey jii boo waxee ak moom tey jii da ngay xam ni am na lu muy sentir kooku bu demee këram kooku boo ko joxee garab mu toppatoo ko kon nag nañu am habitude boobu boole xol yi équilibré mbir yi ministère di waxtaan ak organisation yi di rendre compte ministère au moins ñu mën a dem bu gaaw mais bu fekkente ni donc dañu jël mbir mi rek bëgg am fuñ ko canaliser wala fuñ ko yemale donc affaire bi day xaw a gàllu góose mbir mi daal bu ñu nee écosystème mooy lu équilibré waaw kenn warta dem bàyyi sa morom